Assane Diouf mi ñu jàpp ci États-Unis may tàmbali fii la ma waxoon ci chronique bii weesu ne amul kenn ku rafetlu wala ku ànd ak moom ci saaga yim dan saaga parce que ñi fareeg nguur gi ak ñi ànd nguur gi yàkkamti nañ nit ku wax rek ñu ne dégg ngeen moom ànd na ci saaga yi nga xam ne moom la Assane di def gisaguma ko ndax wax bu dofee nopp yu koy dégg na nekk nopp yu wér kenn àndul ak Assane Diouf ci saaga yim dan saaga waaye nañu réfléchir tuuti rek en un temps record lu gàtt bari na fi woon lool ñuy def live en un temps record Assane Diouf bat record yépp te vidéo 2 heures de temps 3 heures de temps nit ñu am patience ba toll ci ay 3000 personnes di ko déglu am na message bu mu den délivrer ginnaaw saaga yi kon buñ tënk rek Assane Diouf ci saaga yi dama ne kenn àndul ak moom ci saaga yi waaye message bi mu doon joxe mu constant permanent mu dem ci ba du toll ci 3000 personnes di ko suivre en direct kon ñi nga xam ne message boobu soxal na leen war nañ ko mën a décrypter di ci gën a garaaw ci mbir mi nag moo di lan li ñu tuumal Assane Diouf moom moo ëlëm sama bopp te bu ñu kenn gëmloo na nguurug Sénégal defu ci lenn Assane Diouf fukki at ak juróom benn mi ngi États-Unis mu xëy suba teel moo nettali ñu dégg 7 auto FBI wër këram dugg di perquisitionner këram ndax lan dañ ko dénoncer comme un terroriste kan moo amoon intérêt ngir Assane Diouf noppi ku mooy ñu yor nguur gi Assane wax fi ñeneen amul kenn ko am maqaama actionné FBI États-Unis ba mu jóg wër kër doomu sénégalais juróom-ñaari oto pour jàpp benn nit ñu dénoncer Assane Diouf comme un terroriste mais ñi den xelal loolu nguur gi est-ce que xam nañ gravité li ñu def tey doomu sénégalais yi nekk États-Unis di fa dund nekk seen jàmm Sénégal nekk réewum jàmm ñu xamee ko ci l'islam apaisé confrérique ñu ñëw ñu jël na benn doomu sénégalais terroriste la te bu ko kenn miim parce que bu nekkoon ne mbiru immigration moo tax ñu jàpp Assane Diouf du fa mujjee laata muy dem ci immigration FBI moo ko jël ci FBI du luñutu wàllu këyit dañ ko dénoncé comme étant un terroriste bu nekkee nguuru Sénégal moo def lu ñu mel c'est grave jàpp sa doom boo ko bëggee mën a aaye li muy def tere ko ko mën nga am beneen xalaat beneen xel bu mooy jiiñ ko terrorisme ak moo boobu nu mu chargé ak ni ci américain yi taxawee farlu ci soo waxee ñu ne mbiru këyit la am waaw mais FBI lu tax mu dem jàppi Assane Diouf parce que FBI moo ko dem jàppi ba mu ko auditionné ba noppi le mbiru këyit feeñ ñu jébbal ko service d'immigration yi mu nekk ci mbir moom di ko lijjanti kan moo actionné FBI ak lan lañ wax FBI ba juróom-ñaari oto dem kër Assane Diouf wër ko il faut qu'on s'assume s'assumer nag c'est quoi dun ne dañoo ànd ak Assane Diouf ca la muy saagaak la muy wuññu suturaak loolu yëpp ànd nuñu ceeg moom waaye nag li ñàkk ànd ak moom ci loolu tamit am na ay message de vérité yoo xam ne mi ngi ko doon wax mu dem ci ba 3000 personnes en même temps di ko seetaan kon message boobu am na ñu mu laal seen xol dëgg neexul am na ñu mu laal seen xol kon li Assane di wax di ko défendre am na ñu ci gis seen bopp kon message bi lañ war a décrypter te dañuy wax ay saaga kenn
ñaata at ngi nii ñun ñuy chronique saa bu ñu tuddee président de la république jox ko orma ba mat sëkk respecté ko jox ko cëram ak kun mënta tudd di ko critiquer jox ko cëram ba mat sëkk waaye saaga moom ñun gis nañ fi président assemblée nationale bu jàkkaarloog ay militant saaga leen saaga bu ne weng fii ci teeru bi xeexoo ba fa amoon ba cadre di organiser premier laaloog Malick Gakou lan la saaga woon dama si jaaraat saaga moom ñun ñii di wax chronique guddeeg bëccëg ñin fara nguur gi amuñu benn réponse lu dul saaga ñu mais ay gaano yu war a su lañ saaga safatuñu te duñ leen fekk ci terrain boobu mais ñoom ñu ngi koy def matin midi soir di ñu saaga ba ñu toy xet mais toppatoowun saaga yooyu res ñu leen teewul lu ñu bëgg a wax dañ ko wax mais kantaa nag jël doomu sénégalais ak lu mënta wax nga jiiñ ko lu rëy lu toll ni terrorisme mais ça il faut le dénoncer il faut le dénoncer il faut avoir le courage de le dénoncer looloo tax damay wax ne diaspora bi ña fa nekk di wax bari na mais toor bi yépp mënu ko jox Assane fa mu nekk nii tey jii dama jàpp ne war nañ ko mën a mobiliser la war ngir mu génn ci li mu nekk nii kenn du ko yéene nit te nag lii dëgg ba nekk dëgg moo di état bi war na xoolaat boppam bu nekkee ne fii la lettre bi jóge ña ngi koy wax bu nekkee ne ambassade Sénégal ba nekk ca Washington moo ko defit ñaaw na ba fu ñaaw mën a yem li ma jot ci message mu bàyyee ko ci wàllu diaspora bi di ma wax ñoom kersa gi ñu am ak rus gi ñu am fu jéggi dayoo moo tax ma ne du ñu sori nañ wax ji ñeme ko moo di lan lañu def mënoon jan jaar pexe bu ne ngir arrêter Assane mais quand même jiiñ ko terrorisme dafa rëy jiiñ ko terrorisme dama ne dafa rëy léegi ban crédibilité la état du Sénégal di am bu FBI enquêté Assane nettali leen lu tax ñu jiiñ ko terrorisme bi ne leen man dama toog di critiquer sama état di critiquer sama gouvernement comme ni mu ko nettalee FBI xool lu ñu tu ba xam ne liñ jiiñ Assane ni yëpp dara amu ci ban crédibilité loolu du gàcce ci sunu état loolu du gàcce ci sunu état américain yi jàppee nu ñuy ay caaxaankat ba pare wëlbatiku américain dañ ñu jàppee tamit ne nguur gi day persécuter ñi nga xam ne dañ koy attaquer Assane tey ji mën naa toog ne damay ñaan asile politique parce que ku may dem bay ji ba jiiñ terrorisme bés bu mën a cëpp Sénégal fii daanaka du yomb ci man benn yoon Assane mën na dem ba toog États-Unis ñaan fa lii nga xam ne moo di asile politique teg ko ci ne gis ngeen ñii di ma jiiñ terrorisme te yéen enquête ngeen ba xool ba gis lépp te duma ci lenn ci liñ wax kon ñii boo leen ma jébbalee Sénégal ma ñëw fii Sénégal daanaka donte moom dogu na ci nay xeexal askanam buñ ko jébbalee Sénégal ñu bunduxatal ko nañ dellu si waat xel yi damay bamtu di waxaat ndax wax bu defee nopp yu koy dégg na wér waxuñu ne dañoo ànd ak Assane ci saaga yi muy saaga déedéet waaye comment est-ce possible benn phénomène bu jóg subitement nii rek 3000 personnes en même temps di ko déggandoo muy wax ay message di def ay révélation fas yéene woon def ay révélation ci Abdoulaye Sylla waxoon naa ci sama chronique bi yàgg na sa na mu duggee AHS Ecotra yooyu yëpp waxoon nañ ko ak caserne yi nga xam ne moom lañ jox marché yëpp ay homme d'affaires yi liggéey seet si nañ ma ne ma ngalawaay laajal ñu nguuru Sénégal lu tax marché bu lang Abdoulaye Sylla lañ koy jox loolu la Assane commencé woon doon junj wax naa ko fi waxati fi ak yeneen yu gën a garaaw yoo xam ne dañ ci ñëw nag benn par benn la xew ca SAR ca conseil d'administration ba ak Total Sahara bi mu jox action bi dañ ci dellu si kenn yàkkamti
parce que loolu yëpp dafa laaj gëstu yu wóor këyit yu wóor yor PV conseil d'administration bi teg ko di ko lire nit ñi di xam kon dama jàpp ne fi mu nekk nii tooñ nañu doomu Sénégal yi nekk bitim réew yëpp tooñ nañ leen ba ci kanamu yàlla ndax américains yi naam reetaan bañ bu ñu gëstoo mbiru Assane ba xam ne liñ koy jiiñ yëpp xam naa day wax ne mais vraiment l'état du Sénégal là c'est de gros farceurs parce que ba ñu paree ci moom FBI dañ ko jébbal service d'immigration ñoo ko téye jamono yi ci mbirum këyit waaye laajuñu ko mbirum terrorisme waaye tooñ nañu doomu Sénégal yi daan seen doole guddeeg bëccëg muy taw muy neige ñu leen di jàppee terroriste léegi waroon nañ am beneen stratégie beneen xel bu mooy di tuumaal Assane terrorisme Assane Diouf du terroriste activiste la amoon stylam ku nekk ak da ngay defee déranger ñu sosal ko loolu kon ñoom Françoise Hélène Gaye liñ ci taxaw ak ñeneen ñëpp di ci taxaw pour Assane génn ci la mu nekk ñu nit ñu ci yëkkati sunu kàddu ne nguurug Sénégal te bu ñu kenn gëmloo ne actionné wul FBI déedéet FBI mënul ñëw noonu rek Assane 16 ans la def États-Unis mënul ñëw noonu rek bu xeet 7 oto wër këram mënta nekk on a actionné FBI lañ ko jiiñ nag fa jéggi dayoo waaye nag dinaa wax leen de nañu moytu régime de complotique te saaga fii ci réew mi xanaa ñu mu jéejeen wante waaye ku fàtte il est midi Ndiogou Wack Seck anamu tey premier décret signé par le président de la République mooy PCA RTS premier décret de Macky Sall Ndiogou Wack Seck il est midi lan la ñu waxul lan la waxul yaayu Idrissa Seck lan la waxul Idrissa Seck lan la waxul Penda Mbow lan la ma waxul man mii ci saaga primature lañ ko doon boobu fayalee li mu doon tirage yi ca booba ku nekkoon primature nañ delloo si wat xel yi Ndiogou Wack Seck lu ne wax na ko fi lu ne lu ñaaw wax na ko fi mu fekk ñu fi ma nekk bu Sud FM benn ligne ma nekkoon ligne éditoriale am tiré sur Idrissa Seck lu ne taqal nañu ko lu ne pourtant c'est le premier décret signé par le président de la République après être élu président ñu ne ma ko mooy PCA RTS di leen yëgal tamit ne ci njeexitalu chronique bi ne leen chronique bi nag ngeen jéggal ñu mais dina fegal tuuti xaw a dem vacances parce que dañ nekk ci yeneeni mbir kon ñu jàpp ne dañ ko fegal ba keroog ay semaine parce que am yeneen yu bees yu ñu war a indi ci site bi yoo xam ne ay live lay doon ñuy waxtaan ak sénégalais yi lépp nag tegu ci yiw ñu moom saaga nag nañ leen di bàyyee ñu ànd nguur nga xam ne saaga mooy seen wàll jël leen dee leen saaga rek ba xam fu muy taq loolu moom dérangé wul kenn boo ngeen xam ko di leen sant di leen gërëm leen dig daje incha allah ci ay fan yu néew.